asalaamaaleykum mbokki jullit yi ginnaaw bi leen nuyoo ziyaar leen yéen ñi baaxoo di seetaan seen site leerlu.net ñoo fas yéene ànd ak yéen ci tolluwaay liggéey université bi di ñaanal Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. jotaayu sànce yi suñ ko waxee xel yépp dem ci Sëriñ Muntaxa ci liggéey bu rëy bi muy amal ci université bi Sëriñ Abdou Lahad lu si ëpp nag Abdou Lahad Ka moo ko yor jàmbaar lool taxaw si lool kon dañuy ànd ak yéen ci leerlu bi bâtiment par bâtiment. naaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba bu baax di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu fas yéene liggéeyal Serigne Touba mu def ko ni mu ko bëggee te ànd ko ak noonu. moo wax tuuti ci lay daje bi dañoo tàmbali liggéey bi boobaak léegi mat na at ba at ak genn wàll kon man ci wàllu travaux yi laay wax loolu nag ma ànd ko ak maître d'œuvre bi Ibrahima Niang mii nekk sama ndeyjoor ak entreprise Touba Matériaux ak directeur général Abdou Lahad Ka bu Touba Matériaux nga xam ne ñoom la sëriñ bi tànn dénk ko liggéey bi ndax moom dafa jàpp ne ci xam-xam rek moo nu mën a may nu xam sëriñ bi te lu ñu ko gën a xam gën koo dund kon projet bii foofu la dugg projet bi nag bëgg naa wax tuuti ci niñ ko organiser ndax dafa am solo ci liggéey bi yàlla dogalee ñu def pose première pierre bi le 5 décembre 2018 la ñu njëkk a def mooy xool nu ñuy organiser liggéey bi ba nga xam ne acteurs yi fi nekk yépp ku ci nekk la nga war a def da nga ko def ci wàllu woowu organisation bi ma wax ne maître d'œuvre bi mu ngi fi wax naa ko léegi Thiaw Kandji la ak Ibrahima Niang mi am na mbooloo moo xam ne ñu ngi tënku ci turu ñuy wax aljabha muy ay taalibe yoo xam ne dañoo dem ci sëriñ bi wax ko ne ko dañoo bëgg a jaayante jàppale ko ci liggéey bi mbooloo moom mu dajale ay ingénieur ak ay expert ñooñu ñu ngi ci biir liggéey bi SCAT international mooy bureau de contrôle bi am nañu AMO muy assistance maîtrise d'ouvrage COREX mu ngi ci liggéey bi ak entreprise yi fi nekk yépp bi nga xamee ne si tàmbali nañ liggéey bi itam la ñu njëkk a def mooy wéer ko ci ay études ndax mooy tax liggéey bi ñu wéer ko ci xam-xam ñu lal ko ci xam-xam études yooyu ci domaine yépp lañ ko def moo waral décembre 2018 ba mars avril 2019 ci loolu la ñu nekk ndax waajal liggéey bi mu mën koo tër ci ay anam yu leer ak yu dëgër yu wér ak def ko ni ñu ko bëggee études yooyu domaine yépp lañ ko def son bi mooy ñu càmbaraat plan yi xool ko ànd ko ak architecte yi waaye surtout ànd ko ak commission pédagogique bi nga xam ne moom laa tudd léegi
nga xam ne ñoo yor wàllu njàngale mi. jamono yu ñuy wax ak yéen Touba matériaux am na fi di fi liggéey juróom-ñeenti bâtiment RAEMS muy homme d'affaires yi nga xam ne ñoo dajaloo di jàppale sëriñ bi ci wàllu daara alxuraan ji ñoom it jël nañ fi fukki bâtiment ak ñeent. Touba ca kanam am nañ fi benn bâtiment benn salle d'étude. Serigne Cheikh Abdoul Hakim jël na fi ñetti bâtiment mooy jumaa ji ak centre de santé bi ak restaurant bi muy waaj a tàmbali. Hizbu Tarqiya ñoo jël kër xasida yi mu doon benn bâtiment. Opérateur économique Touba yi jël nañ ñaari amphithéâtre 1500 ñaari amphi 500 moom lañ jël. kon loolu boo ko xaymaa war naa toll ci fanweeri bâtiment loolu kon mooy ñi fi nekk. asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ma leen nuyoo di leen jaajëfal fa ci yéen journaliste yi. xam naa damay dellu si tuuti rek ci historique gu projet bi ndax bi ñu njëkkee ñëw seet si site bi ñu ko xoolee mu ngi toll ci 24 hectares yu topp 24 hectares yi bi ñu ko xoolee seet ñi nga xam ne ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo war a nekk ci site bi ñu ngi koy xayma ci fukki junni 10 000 élèves. léegi booy seet 10 000 élèves yooyu ci xayma dëkk bu ndaw la ci Sénégal 10 000 personnes boo koy seet dëkk bu ndaw la booy seet une ville moyenne au Sénégal ça tourne autour de 10 000 personnes donc dëkk lañ nekk. biñ demee ba xam nag ci dëkk lañ nekk ñu seet nan la ñuy gaaralee projet bi ni ñu koy gaaralee mooy dañoo seet li nga xam ne dëkk bi baaxoo na ko murid yi baaxoo ko ñu ne nañ tëralee noonu projet architectural bi tëralee ko noonu mooy yaakaar naa ne ñu bari mën nañoo xam ne walla bu fekkee am nañ tuuti seetlu bu fekkee dem nañ ci dëkk murid war nañoo xam ne dëkk bii dëkki murid la ndax na mu tëddee loolu nag moom moo ñu guidé pour ñu mën a gaaral projet bi donc li ñu njëkk a def nan lañuy ci 24 mètres carrés yi nan la ñuy reproduire une ville mouride ci kaw loolu ci lañ am ay maanaam am ay nattukaay parce que boo nee ville mouride moom seet ni nga xam ne par exemple sëñ bu mag bi ak ndongo yu mag yi nga xam ne tarbiya nan nañ dëkkee woon loolu mooy ville mouride du ko génn donc ñun loolu lañ jël reproduire ko ci 24 mètres carrés yi ci 24 hectares yi merci ci 24 hectares yi ba nga xam ne xam nga loolu moom dafay mbaax la sax ci lislaam ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee di jógee koo na fi jullit yi amoon nañ jafe-jafe am lu ñuy wax espace islamique loo xam ne ñoo ko moomal seen bopp waaye bi nga xamee ne am nañ problème boobu nga xam ne espace bi ñu njëkk maanaam bërëb bi nga xam ne njëkk nañ koo tabax par la pierre yoo xam ne jullit ñoo ko moom ñu ngi ko def ci Syrie ce qu'on appelle la mosquée des Omeyyades te bañ koy def dañ ne kat na yonent bi dëkkee woon moom la ñuy jël gaaral ko ci kayit tabax ko mu doon espace islamique parce que ñeneen ñi leen jiitoon ñoom ku ci nekk am nga loo xam ne yaa ko moomal sa bopp donc moo taxit ñu nit bi nga xamee ne loolu yoon la junj la bi nga xamee ne sant nañ ñu liggéey bi li njëkk a def nan la ñuy reproduire ville mouride ci université bi noonu lañ ko tëralee gannaaw loolu aussi ñu seet parce que bu ñu la joxee projet bu mel nii sa xel day wër nga seet ci àdduna bi ban université moo fi am
université bi fi am ban moo ci xaw a méngóog bi nga xam ne moom la ñu def ci dëkk bi ñu seet la nga xam ne moo nekk ci université yooyu ñu jéem ko composé ak li nekk méngale ko ak ci dëkk bi noonu lañ ko gaaralee. beneen problème bi mooy xam ngeen ne bâtiment moom ay objet la toujours dafay am loo xam ne moo ko war a suuxat moo ko war a dundal moo tax bi nga xamee ne dem nañ ba xam ne lii ay objet am na loo xam ne maanaam boo defaree suñu borom bi sax bu ñu defaree doomu aadama ba pare dafa jël roue dugal ko ci biiram donc boo defaree ay bâtiment ba pare li ñuy wax am na roue loo xam ne moom mooy dundal esprit concept yi mooy dundal bâtiment bi ñu ne kat kon ci dëkk bu mel ne Touba lañ nekk di ci misaal garab gi nga xam ne moo sax digg àjjana am ay bànqaasam law war fépp ñu ne kon kat concept image bi nga xam ne moom la ñu joxe mooy image yu garab bu ngeen di seet plan masse bi image yu garab la garab googu yàlla defal ñu tawféex programme bi nga xam ne professeurs yi joxoon nañ ñu ko pour ñu defar ci université bi juróomi bànqaas la xam nga muy am leneen loo xam ne aussi du gànn ci biir xam nga loolu yëpp ay junj la parce que l'islam moom ku ko xam-xam moo waxee juróom bànqaas daf lay delluwaat ci l'islam donc nga xam ne loolu mooy concept architectural bi nga xam donc loolu lañ jël pour dundal université bi xam ne bu ñu la waxee lan la nga ne mooy garab gi nga xam ne kat moom moo sax àjjana wër fépp amee juróomi bànqaas yi juróom bànqaas yu nag moom lañ tas ci plan masse bi mu méngoog programme bi nga xam ne sëñ Ahma moo ko jiite professeur yi jox ñu ko ñu gaaral ko ci biir bi loolu bi ñu defee loolu ba noppi daf ci am ay éléments yoo xam ne ci biir université bi aussi loo xam ne lu important mooy li ñuy wax amphithéâtre nga xam ne booy seet ci plan masse bi sax nga xam ne bu noppee bañ génne yoon yi génne lépp booy dugg si ci université bi maanaam gis-gis bi nga ci njëkk am mooy da ngay tombe ci amphithéâtre bi amphithéâtre booy seet ci université mooy bërëb bi nga xam ne fa la xam-xam bi di génnee parce que bu ñu amoon gan boo xam ne murid yi am nañ ko muy borom xam-xam ñu ne kat war naa def discours war naa joxe xam-xamam bërëb bi gën a yell pour mu joxe discours joxe xam-xam te bërëb ba nga xam ne la ñuy jàngalee xam-xam moo gën a yell te bërëb boobu ba ci gën a yell ci bërëb boobu mooy amphithéâtre donc mooy lieu d'enseignement la mooy élément bi nga xam ne je pense bokk na ci élément yi gën a important ci biir université en dehors des salles de classe parce que fa lay xam-xam bi di ballee te fa lañ koy mooy élément fédérateur amphithéâtre boobu am leneen loo xam ne aussi dugg na ci biir parce que booy seet dëkk bi tumuranke nañ trop ci salle de conférence bu ñuy def waajal màggal gi wala yu mel noonu wala ñuy def symposium dañu amul salle boo xam ne méngoo na ak dëkk bi moo tax aussi ñu def ci benn amphithéâtre boo xam ne 1500 la ak juróomi téeméer yoo xam ne mën na koo jël yoo xam ne yaakaar naa lépp loo xam ne yoon yi bëgg na koo def ci manifestation moo lu xam ne jëm na ci wàllu xam-xam mën nañ ko faa defee maanaam cérémonie màggal bi sax yaakaar naa ne war nañ ko faa mën a defee parce que am na capacité boobu. beneen élément bi nga xam ne moom moo lu important la ci kii bi mooy bibliothèque bi mënoo tudd université te tuddoo bibliothèque lu tax parce que fa ngay jëlee xam-xam bi gannaaw par exemple cours yi nga xam ne wala njàngale bi nga xam ne professeurs yi wala maître coranique yi wala sëriñu daara yi ñu ngi la ko jox fa nga mën a demee gëstu sa bopp pour man fa jëlee xam-xam donc loolu muy élément boo xam ne foo xam ne fu ñuy denc ay téere la téere yooyu nag bërëb boobu ñi nga xam ne par exemple fa la ñuy defee ay recherche di gëstu yaakaar naa ne bokk na ci éléments yi nga xam ne moom moo gën a important te booy seet aussi bâtiment bi nga xam ne bokk na ci yi gën a important ci complexe bi bibliothèque bi ci la bokk université moo ko laaj enseignement moo ko laaj moo tax ñu jox ko dayo boobu beneen bi mooy rectorat bi waaye dañoo jël rectorat ba pare taftal ci li ñuy wax fondation
rectorat bi moom man yaakaar naa ne mooy fépp fu nga xam ne par exemple l'administration bi nga xam ne ñoom ñooy saytu université bi ñoom foofa lañ nekk te saytu boobu nag dafa ànd ak jumtukaay yu xarale yu bees yi nga xam ne ñun fi mu ne nii fa la jamono toll ba nga xam ne lépp loo xam ne war na ci saytu walla dalal ndongo yi ba dugal leen ci université bi yaakaar naa jumtuwaay yooyu saytu aussi njàng mi ñu fi njàngal jumtuwaay yooyu yëpp jël nañ ko ba ci rectorat mu bokk donc aussi bâtiment boo xam ne bu important la ci université bi waaye bi loolu weesoo aussi am nañ ay yeneen yoo xam ne toftal nañ ko ci yoo xam ne maanaam jamono moo ko laaj parce que li ñuy wax ne boo demee ci amagu fi boo demee ci université yi nga xam ne ñooy université moderne boo demee même Europe université yi nga koy fekk bokk na ci te jamono yii la bi mu génnee yàgg na mais di université yi ba ngay fekk booy seet ci Afrique soowu jant benn moo ko fi am te gonflable la mooy Ghana moo ko fi am gonflable la mooy li ñuy wax planétarium mooy lépp luy saytu biddiw yeeg weer yeeg yu mel noonu moom mooy njëriñam donc loolu dañoo seet ne fi mu ne nii université yi nga xam ne mooy université yi nga xam ne ñoo méngoo fi mu ne am jamono mënuñ koo ñàkk ñu toftal ko ci xam naa ne buñ demoon xam sax ba nga xam ne war naa mel ni mu war a mel yaakaar naa ne maanaam kiiwu weer dinañu wàcc séntu weer rek wala werenteeg ba xam weer wi feeñ naag wala feeñut dinañu wàcc moo tax ñu dugal ko ñu dugal ko ci biir en gros laal mooy éléments yi nga xam ne yi gën a important ci université beneen bi aussi bi nga xam ne am na mooy data santé bi nga xam ne moom it mën nañu wax ne moom it daf ñoo dab ci biir parce que ci projet initial bi kiiwuñ ko ci woon waaye bi nga xamee ne laaj na ko dugal nañ ci data santé bi nga xam ne aussi moom am na li may kiyee foofu rek mooy pour insister ci importance su projet bi ci biir au-delà de la communauté mouride c'est-à-dire dafay permettre maanaam rayonnement communauté mouride sur le plan international communauté mouride bi du bokk ak par exemple bi nga xam ne par exemple université bi noppeegul beneen aspect bi booy seet aussi bâtiment bi sur le plan boo gisee aspect bâtiment yi am na ñu bëri sax ñuy wax ne par exemple sur le bâtiment lu tax defu leen architecture mouride may wax ne souvent architecture mouride du maanaam c'est pas du matériel forme maanaam le vide li nga xam ne par exemple mënoo ko laal mënoo cee teg sa loxo te nga mën ko sentir loolu mooy architecture mouride du matériel bi ni ma la ciy joxee misaal boo demee par exemple ci dëkk mouride bi nga xam ne par exemple borom dëkk ba mooy uf pénc mi jàkka ji nekk ci kanam xam nga loolu du jëmmi pénc ma wala jëmmi dëkk ba waaye na mu tëddee loolu mooy as loolu mooy vide yi loolu moo ëpp solo maanaam li nga xam ne noonu la tëddee moom moo ëpp solo aspect bi nga xam ne moom la nit ki di jàkkaarloo te gëm naa ne bâtiment yi nga xam ne defar nañ ko bu paree ci architecture mouride lay bokk communauté bi dina ko aakimoo mu doon référence ci paysage architectural bu Touba parce que première la ba pare ça répond ba pare dafay lay xam ne dina toutes les normes internationales yi nga xam ne par exemple université ci dayoo bu toll nii nga xam ne booy seet yeneen université en Europe booy seet université yu mag yi nga xam ne ay 6000 5000 étudiants la ñu am bu bëree ba bëri 6000 amul dayoo bu toll nii ci université yaakaar naa ne bu noppee ci Afrique soowu daan dina yaakaar naa ne bu fekkee am na fit xam naa ne ba tey ñaar lay doon wala beneen bi mooy bi nga xamee ne gaaral nañ ko ñun dañoo def ba nga xam ne prévoir nañ buy université màgg nu muy màggee ci plan bi ñu defoon bu fekkee ëllëg dafay màgg wala am bâtiment yoo xam ne dañ ci yokk nan lay màggee ba nga xam ne ñi nga xam ne ñëw nañ yokku ci wala loo xam ne ñun boolewuñ ko ci woon ñu yokk ci
dina am place boo xam ne réservé war nañ ko pour loolu parce que prévoir nañ yokkute université parce que booy seet xoolee université Dakar bi kañ lañ ko fondé woon ba léegi ñu ngi fay defar ay bâtiment nga xam ne donc du loo xam ne maanaam ci maanaam sa njalbeen rek lay mat day dox et puis jamono day dox am yoo xam ne jumtukaay yoo xam ne dañ koy laaj yu bees pour exemple fi nga xam ne par exemple kër xasida yi fa la nekk nga xam ne lu ñu dab la fi lañ fa prévoiroon mooy maison des hôtes waaye maison des hôtes boobu feneen lañ koy yóbbu bàyyi foofu parce que foog nañ ne foofu moo gën a yell moo gën a ci bërëb bi ci espace bi moo gën a yell pour kër xasida yi moo tax loolu moom doxin la ba nga xam ne tëjuñ ko parce que boo tëjee projet bi rek yaakaar naa ne bokk na ci xam nga souvent dama doon wax ne par exemple sama njalbeen dama laan wax ville mouride boo gisee murid yi seen dëkk bi ni mu différence bi am yeneen dëkk yi mooy ni muy yokkoo ba pare foo ci dem rek dafay méngoo ak feneen fi nga xam ne par exemple weesu nga ko amul beneen dëkk boo xam ne par exemple mën nga faa dem gis lu mel noonu donc loolu ay junj la ay exemple la yoo xam ne booy def conception yow dafay maanaam da nga koy intégrer pour boole ko ci moo tax ëllëg lépp lu ñëw rek université mën naa yokk dañoo wax ne par exemple 10 000 mais 10 000 yi mën nañoo dem ba 15 000 mën nañoo dem ba 15 000 étudiants loolu lu ñu bàyyi woon xel la bi ñuy gaaral projet bi beneen bi mooy je pense que loolu tout à l'heure bi ñuy def kii bi ak entreprise yi yaakaar na def nañ un peu ñoom seen kii seen avancement travaux parce que booy seet par exemple Touba matériaux nga xam ne par exemple sur le gros œuvre booy seet ils sont à peu près à 66-67% l'ensemble des 9 bâtiments mais bu ñu waxee loolu daf ci am bâtiment yoo xam ne comme bii ñu nekk ni moo gën a avancé yeneen bâtiment yi parce que fenêtre yi def nañ ko yaa ngi ñu ngi ci carreaux yi commencé def la couche d'impression donc boobu sur le truc tu es à 95% plus ou moins sur avancement des travaux 90-95% ci yeneen yu gros œuvre mais en gros sur l'ensemble de ces bâtiments ils sont à 66%. léegi booy seet par exemple ku mel ne Sëñ Cheikh gros œuvre c'est fini à 100% mooy mosquée bi ak centre de santé bi nga xam ne par exemple visite nañ ko c'est fini à 100%. léegi boo demee par exemple ci opérateur économique yi nga xam ne par exemple waa REMS boo seet plus ou moins ils sont à 40% des gros bu ñu waxee 40% c'est l'ensemble des bâtiments yi nga xam ne amoon nañ ko ak fi ñu toll ci bâtiment yooyu c'est-à-dire am na yoo xam ne commencé guñ ko waaye fi ñu toll ci li nga xam ne par exemple ci yi ñu commencé dafay yóbbaale yële ba nga xam ne en gros ils sont à 40%. léegi yeneen yi nga xam ne ñooy opérateurs yi nga xam ne yi waa Touba yi nga xam ne boobu moom ñu ngi commencé juste je pense que mën nañu wax ne c'est en cours parce que ci fuuy lañ toll. am nañ aussi beneen opérateur boo xam ne parce que je pense que sëñ bi daf ko fàtte mooy daayira douane yi nga xam ne penc yi ñoom jël nañ ko ba consulter nga xam ne ñoom war nañoo démarrer au niveau des penc loolu mooy ces opérateurs ba pare am na aussi yeneen opérateurs yoo xam ne ñu ngi leen di xaar par rapport à ça parce que en gros c'est ça. Touba matériaux il est à 60%, Sëñ Cheikh yi nga xam ne ñaari bâtiment centre de santé ak mosquée bi il est à 100%, booy seet REMS maanaam opérateur économique yi fële ils sont plus ou moins à 40%. donc objectif bi nga xam ne par exemple amoon nañ ko sur le truc nga xam ne parce que l'objectif c'était compléter l'ensemble des bâtiments sur 3 ans. je pense que objectif boobu plus ou moins ni ñu doxee nii bu fekkee doxoon nañ ñu àgg foofu même xale yi maanaam institut coranique xale yu ndaw yi kenn ku ci nekk am nga sa bërëbu tàggat yaram boo xam ne li ñuy wax hangar sportif pour jigéen ñi pour góor ñi. UFR institut islamique am nañ hangar sportif pour góor ñi pour jigéen ñi. UFR métier am nañ hangar ñaari hangar góor ñi pour jigéen ñi. UFR agronomie am nañ aussi hangar pour góor ñi ak jigéen ñi. nga fii moom référence boo naan Touba moom référence bi mooy grande mosquée bi. ñu ne peinture bi nu mel ñu ne beige bi ñu demee ci sëñ bi it lam leen wax méngoo ak li nga xam ne par exemple mooy référence au niveau des peintures ci lañ jëlee peinture boobu waaye peinture boobu aussi xam nga beige moom dafa bëri na nuance donc yooyu ay éléments la yoo xam ne mën nañ ci liggéey mais en gros peinture bi moom arrêté nañ ko plus ou moins gàggoon nañu nag parce que def nañ plusieurs essais liggéeyloo nañ entreprise bi peinture na fi salle bi benn yoon ñaari yoon ñetti yoon
boo xam ne waaye bi ñu demee ba gàtt nag ci lañ delluwaat ci kilifa gi pour seet nan la ñuy kiyee o borom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci peinture yi o professeurs yi ñu joxe seen kii ñu dem ci sëñ bi aussi moom it mu joxe xalaatam ñu